ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. tey dañuy ñëw ci tiis gu daal Sénégal te xewee ci hôpital Maam Abdou Aziz Sy Dabakh bu Tiwaawan fukki liir ak benn yu ñàkk seen bakkan ci benn guddi gannaaw lakk-lakk ku fa amoon. mbir nag bu amee benn yoon mën nañ ci tirer ay leçon li ci des ñu xam ne ndogalu suñu borom la te kenn ku nekk am loo ci jàng. waaye li xew barki démb ci hôpital bu Tiwaawan bu dee jàng dong negi ni daaw daanaka ci même période bi la ndax fin avril la tombé loon ñeenti liir ñàkkoon nañu aussi seen bakkan daanaka ci même condition yi ci hôpital Magatte Lô bu Linguère ñoom it dañoo lakkoon ba ñor xomm. maanaam ñun chaque jour yàlla di ñu jox ay cas d'école di teg suñu kaw ay natt yoo xam ne jàngat lañ ci war a di jëlee mais semaine ba 3 jours lañ koy coow beneen cas ñëwaat ñu toppat ci di wax te solution du musa am jamais ñu duut baaraam ci liy sababu musiba yi nekk di dal suñu kaw. réew nag bu tolloo foofu responsabilité yàlla dafay tegee nele ñun askan wi ñi nga xam ne ñoom lañu dénk ak ñi volontaire ngir servir seen réew ci liggéey mbaa secteur sangam suñu responsabilité mooy taxaw. cas bi am Tiwaawan comme niñ koy defee saa su nekk dañ ne woon nañu xaar ba am ci ay élément lu ñu mën a teg suñu loxo moo xam ci doxalin moo xam ci yoronu bërëb bu fajukaay boobilee. waaye li ñu amagum ci témoignage tukkee ca ña fa dëkk mooy personnel bi d'abord doyul maanaam ña fa nekk di liggéey comme ay fajkat. stagiaire yaa fa bari maanaam ñoo xam ni mën nañ ne ba tey ci formation la ñu nekk. benn ngi noonu lii li muy tekki mooy Sénégal xaalis bi ñuy pasare ci caaxaan xalaatuñ ci d'abord recruter ci sénégalais ay médecins yu doy pour ñu taxaw leen ñu mën a faju comme ni mu waree. pour wàllee ni mbir yi naam ndogalu yàlla mi ngi ci waaye jëfi maa tayu doomi aadama mooy li ko jur. le 16 février 2022 bi coow li bare ci médecins yi nii médecins yi nangam kenn ci seen responsable syndical muy Cheikh Seck publié woon nañ ko fii nii dafa alerté woon ne xaalis bi ñuy wax ni def nañ ko ci santé ci wàllu wér-gu-yaram lu tax sénégalais yëguñ ko mooy recrutement yaama neex yi lii am ci biir hôpitaux yi. au lieu que ñu recruter ay médecins yu doy ñuy mën a liggéey ci seen teyu bakkan autorité politique yi tàmbalee ko ci Abdoulaye Diouf Sarr ñooy embauché ay nit ci hôpitaux yi te ñooñu mosuñ jàng médecine tegoon nañ fi intervention boobu noonu mais nañ ko dégluwaat. xam nga ñaata fonctionnaire ñoo nekk ci santé fonction publique. 8000. mais ñun ñi am chance nekk fonctionnaire. waaw ñi nga xam ne waaw ay 300 lañ toll. moo tax booy dégg ñu naan milliards ñu ngi koy dugal ci santé. on pose la question milliards yooyu ñan lay entretenir. mais justement budget exactement budget santé bi. non mooy li ma la wax fu mu jaar politiciens yi rek. Abdoulaye Diouf Sarr li mu recruter. avant élection yi. dem leen ñu def audit. du mu recruter. ay téeméeri non amuñu qualification. dem nañ ba affecté ñu instructeur ñun suñu hôpital. jàngalekat. pour mu def falan. non déet utal leen ko fu mu toog rek parce que am na ay lu mu koy jox ak yooyu. nee naa la DER dem naa Bambey ñu def recrutement au niveau de la fonction publique ñu dañuy recruter. chaque recrutement dañuy am quota. politiciens yi ku ci nekk joxe sa quota. biir Bambey ñu recruter fa ñaar kenn ki bi ñu koy jël mosul dugg santé. restaurant la yore woon keneen ki j'ai beaucoup de respect pour les chauffeurs non j'ai beaucoup de respect pour ñuy liggéey ci mbalit mi mais ci oto mbalit la doon liggéey. li may wax bu amul nan ma ils n'ont qu'à saisir le procureur c'est la vérité li may wax bu amul. ils n'ont qu'à saisir le procureur. bi Cheikh Seck di wax lii xam ngeen ni yàgg na mais dañoo bàyyi ba musibaam bërki Demba Ndiaye ñuy door a dàq Abdoulaye Diouf Sarr. te yàgg nañoo jooy ni c'est un incompétent méritewul place bi ñu ko teg ki ko nommé sax moo ñu tooñ xëy na tey xol yëpp tooy na ñu ne nañ ko sacrifier pour coow li fay waaye problème bi gën naa sori Diouf Sarr li tubaab naa le mal est profond loolu moo am te daan ci ñëw également ci ministre bu bees bi ko remplacé mooy kan ak li koy xaar. donc dans un pays sérieux bi Cheikh Seck defee révélation yii dañ koy wolu laaj ko preuve yi mu yor ubbi enquête mais kenn convoqué wu ko parce que xam nañ ni li muy wax dëgg la suñu genre yi ko doon partagé ci réseaux sociaux yi waa Macky Sall yi ak ñi ànd ak Diouf Sarr ñooy taxaw fële di la saaga def la noonu parce que bëgguñ dégg dëgg ci naxasaal ak tappale la ñu bëgg a yore réew mi ànd ceeg ñu leen di xalamal di leen wax tout le temps ñoom la ñu bëgg a dégg. recrutement yaama neex yooyu nag di am ci hôpitaux sénégalais yi te mu ñuy coûter ay milliards
moo tax boo demee ci hôpital yu ci mel ni bu Tivaouane doo fa fekk personnel sanitaire bu doy parce que li ñu waroon recruter ay médecins formé lañ ci militants alimentaires yi ñuy casé ñoo koy lekk. La preuve bi incendie bi lakk-lakk bi di am ay sage-femme ak ñaar ñoo xam ne dafa amoon kuñ doon gunge ñoo fa newoon di jéem a fay mbir yi parce que kenn newul woon ci service de néonatologie bi xale yi nekkoon moment bi incendie bi di am. man maa ngi woon radiologie ñoom ñu may xaar ci biti man ak brancardier bi ñu génnee sa waay yóbbu ko ma laaj maire Faye ni ko ana am di mu am di dafa woo nañ ko fii léegi sage-femme yi ñëw fi ñëwoon di yuuxu naan fee mi ngi tàkk après bi ne mi ngi tàkk man ko fan mooy tàkk mu ma fi xale yi nekk ay bébé ay liir pédiatrie ma daw yéeg bi may yéeg maa ngi fekk bon am ñu xamante ni bii femmes yoo xamante ni nekkoon ci salle yi wàcc ne la ñi ngi toog noonu sage-femme yi ñi ngi yuuxu ñi ngi jooy parce que tamit condition yi nga xamante ni bii foofu nan la meloon démb pour jigéen nekkoon fa dëgg dina metti parce que foofu tàng na ñuul na lëndëm na tamit ak saxaar si bari trop. waaye dafa am leneen loo xam ni moo gën a élémentaire gënoon simple maanaam bu la leeree ni bërëb bii kat am na waxtu yoo xamante ni kenn mën na faa bañ a nekk rax ci doole ay tout tànk yu mënulul seen bopp dara ñoo fay yendu di fa fanaan wàllum xar la avancé na ba ñu créé lu ñu naan détecteur d'incendie appareil yoo xamante ni boo ko installé ci bërëb waxuma la tàkk-tàkk mais cigarette bu gën a ndaw bu saxaaree lu mu tuuti appareil bi dafay déclencher benn alarme dafay sonné ci bërëb ba yépp sonné yu fort a fort ngir nga gaaw jël say matukaay appareil yi bu chéré ba cher 50 000 lay jar am na sax yu jar 15 000 francs ñetti junni. li xewul li ngeen daaw bu ñu yeewoon benn xale dootul dee ci hôpital ndax lakk-lakk ndax am na lu tax ñu mën koo prévenir mais suñu wér-gi-yaram moo leen ñorul. liy firnde loolu li koy dëggalaat mooy bés bi lakk-lakk bi di am ci hôpital bu Tivaouane ba ñoo xam ni bokkuñ sax ci hôpital ba ñoo leen doon jéem a arrêté jéye bi biñ fa fekk ay extincteur pour fay mbir yi juróom-ñaar ñoo fa newoon juróom yi joxewuñ dara maanaam doxul ñaar ñoo ci amoon tuuti pour fay lakk-lakk bi ci yooyee la ñu newoon di góorgóorlu laata sapeur pompier di ñëw maanaam ñun fi ñu yaakaari wér-gi-yaram ak tan amul benn politique de prévention maanaam ëllëg bu musiba ne këtt na jonn yan mooy nagandiku lañu teg ngir dàkkal ko balaa ñuy tala woote wàllu te jamono yooyu ñoo ngi teg malade yi ak seeni mbokk lu ñu àttanul ba tey ci hôpital boobee muy bu Tivaouane d'après suñu information bu njëkk boo fa ñëwaan guddi 1500 nga daan dagg ticket ñu dem ba ci biir double prix bi léegi 3000 francs ngay fay boo fa ñëwee guddi te boo yàkkamte maara day taali maanaam njëgu service yi tout le temps dafa yokk ci population bi mais prise en charge bi moom romb na doy waar te moonte lu yàggul kenn ci député Tivaouane yi ñu naan ko Yaya Diallo taxaw na assemblée nationale jàkkaarloog Abdoulaye Diouf Sarr di ko jàmbat jafe-jafe seen hôpital bi di jànkoonteel. monsieur le ministre xam naa ni sax xam nga samay doléance parce que depuis 2017 maa ngi koy porter fii à l'Assemblée nationale sur ce perchoir et nous espérons fortement que cette année notre appel sera entendu. Monsieur le ministre, l'hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh bu Tivaouane soxla na ñu relever son plateau médical. Aujourd'hui jàpp naa ni problème bi gën a crucial dans le département de Tivaouane en général et dans la commune de Tivaouane en particulier mooy ñu jëlee hôpital Mame Abdou niveau 1 indi ko niveau 2. FONSIS ñëwoon na fa état du Sénégal am na ay engagement yu mu jëloon ñuy laaj rek engagement yooyu fu ngeen ci tollu ñu ngi ñaan hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh vraiment mu nekk hôpital boo xam ni ku ñëw kat di nga nekk ci condition yu baax pour faju comme te tey yaa fi toog en tant que ministre de la santé sama appel 2017 moo nekk sama appel 2018 moo nekk bu 2019 moo nekk bu 2020 monsieur le ministre ñaari doléances yi apporté waat naa la ko muy relever le plateau médical de l'hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh bu Tivaouane. waaye bu yemoon ci moom rek ñu ne waaw mais autorité religieuse yu dëkk bi muy Serigne Babacar Sy Mansour dafa taxoon publiquement moom aussi interpellé woon directement Abdoulaye Diouf Sarr ci même jafe-jafe yu hôpital bi di jànkonteel ngir ñu jël ci ay mesures. hôpital bii su doon nit ñu ne lompoñ na lafañ na mu doon nit sonn nañu
ci anam yëpp sonn nañu ci anam yëpp Abdoulaye Diouf Sarr bu fi toogee nekk ministre de la santé hôpital bi lii ci am moom wax na ko léegi nee na directrice bi wax na am na lu mu wax waaye am na lu mu bàyyi li mu bàyyi bare na parce que ñoom sonn nañ man xam naa ni sonn nañ yi ñu war a jàmbat yëpp jàmbatuñu ko parce que ku doon liggéey ci béréb ci santé te mënuloo fa ñàkk a nekk boo dee war nañ la remplacer boo demee retraite war nañ la remplacer waaye loolu yëpp amul. kon ngeen gis ni bu ñu toppee mbir yi de manière chronologique jafe-jafe yi lu yàggoon la laataa li xew bërki démb di am fukki xale ak benn yi ñàkk seen bakkan njeexitalu tawat bu ñu yàgg jàmbat la ci condition yi hôpital bi nekkee ci fitna gi fajkat yi di liggéeyee waaye l'autorité dafa tànqamdu ñàkk faale boobu nag lu ko waral dañ ko laajoon benn kilifa ne ko kañ la suñu hôpitaux yi di baax mu ne bés bu ñu demee bu ñu nag suñu autorités yi ak seeni njaboot di bokk même bërëb yi ñuy fajoo maanaam bu leen leeroon ni seeni soxna ci hôpitaux yi la ñu amee doom bu leen leeroon ni jàngoro bu leen dal wóolu nañ ci suñu hôpitaux yi ak suñu médecins yi dinañu toppatoo wala wér-gu-yaram bu baax a baax mais du seen priorité parce que ku ci dara wokk lu mu tuuti dagg nga billet avion dem fajoo bitim réew. gannaaw ba li am amee ba noppi nag dàq nañ kii di Abdoulaye Diouf Sarr dal di koy remplacer ak docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye changement bi nag liñ ci mën a jàpp mooy soxna si kenn du wax ni fa mu nekk waruñ ko faa teg parce que kenn gënu ko xam li ne ci biir parce que benn médecin la génne ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar ñaar xam na lan mooy tawatu médecin yi hôpitaux yi ndax jiite woon na pendant juróomi at syndicat bi ëmb yenn ci fajkat yi ci Sénégal diggante 2005 jàpp 2011 laataa sax Macky Sall di falu di fàttaliwaat également que docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye laataa nomination am ba démb laataa ndogal di wàcc moo jiite woon direction générale de la santé publique liggéeyam ci biir direction boobu noonu moo newoon bépp politique ak programme bu nguuru Sénégal teg jëm ci wàllum santé moom ak i bànqaasam ñi nga xam ne moo leen yilif ñoo koy jëmbal ba noppi di ko topp ndax jaar na yoonam déet ba ci xeetu jàngale bi ñuy jàngalee wàllum wér-gu-yaram ci faculté yi ñoom da ci am loxo di ci teg bët di ko càmbar di ci bindaay rapport di ko jébal seen tutelle muy jëwriñ gi ñu dénk wér-gu-yaram waaye boobu dafa amoon fa ay pouvoir am yamoon dafa amoon ay limite tey nag am na possibilité toog conseil des ministres bokk ci ñuy tëgg politique sanitaire bi war a tax médecins yi doy nekk dans de bonnes conditions hôpitaux yu baax ba sénégalais bu ci nekk mën a faju comme ni mu waree moo xam fu dooleem toll lii la askanu Sénégal di xaar ci moom. kon tax solo bi tey loolu woon ñi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.